dama leen ñëw rek ci xeex bi nga xamante ne da ngeen koy xeex suñu ay valeur comportement yi nga xam ne baaxul ci mim réew. tey ji ñu gis ni da ngeen di xeex comme mbaalum franc-maçonnerie bi ngeen di wax bi nga wax nii léegi mbaalum borom ñaari tur yi ak yeneen ak yeneen est-ce que des fois yu ngeen ci am ay retour ñu leen di woo ci ay menaces wala ci ay yeneen ak yeneen. ah si retour yooyu gisuloo fi loolu ma fi daloon kooku ne Pa Jamra bii day coow rek du jóg suma kër fii lay ñëw ma di ko suppu kànjal di ko njaral njaru soow di ko présenter samay copains góor jigéen loolu am na fi. waaw yooyu yëpp ça vise à nous détruire. à nous discréditer. et à nous faire taire. il y a quelques mois amu fi benn góor jigéen bu nekk ci diaspora bi xeesal ba weex tàll ak beneen góor jigéen bi peinture karaw gi tey xob bi tuñ bi. ku nekk def dégg nga vidéo day coow di jaay ay valeur ana doomam mu ngi fii États-Unis di prostitué wu am na téeméeri nangami far ak juróom-ñaar et cetera samay parents di moo waa kii li muy wax doo ko dindi ndax doy na war xale baa ngi fi ma ne ko déet bàyyi ko muy fen di dajale ba mu kawe foofu la gën a dàqe mu ñuy def yi laay bés bu nekk ma toog di leen seetaan rek mu am bés sa ay naataangoo xaw ma Dakar Buzz la xamatuma jàppatuma ban plateforme la comme ni ngeen fi ñëwee tey rek ñu ñëw fii ma daal di woo xale bi mu ne naam ma ne woo kaay mu ñëw taxaw ma ne góor jigéen ba leen wax nee na wax xale baa ngi États-Unis mu ne ma ne xale baa ngi mu ne ah pourtant nee na mu ngi États-Unis ma ne ko waaw mais mu ngi nii mu ne ah ma ne ko Gambie gu jegee gii sax mosu faa dem c'est pas possible ma ne ko elle n'a jamais voyagé de sa vie mu ngi fii ma ne mais ñi garaw nañu ma ne ko kooku il faut s'y attendre du dañuy jëkkoon wax ne police moo ko géolocalisé ci benn auberge ma ne ko du télé laay waxee te commissaire Bara Sankaré le patron de la sécurité urbaine mu ngi may dégg dem naa ba bureau ne ko sa policier bi wax loolu day fen mu ne ah oui parce que xale baa ngi yow yaa ko indi te wax naa la ne ñun police on n'a rien vu yow yaa ñëw indi ko pour dalal suñu xel nee ñu xale baa ngi nii dafa fanaanoon ci benn ay copain copinam fii ci Yoff Layeen ndax ñun fa la ñu dëkkoon waaye ñoom ba tey dañu préserver leur relation amicale ku am anniversaire wala leneen wala tour de famille sa morom seeti la keroog mu dem erreur bi mu def rek mooy waxu ma ne fa lay dem surtout alors léegi nag man nax góor jigéenu diaspora bi fekk Baba Aïdara ancien correspondant RFM aux États-Unis ñu ñëwoon fii par exemple dégg coow li seet si ma daal di ma promettre ne ba dafa bëgg xale bi sori les champs de bataille de son papa nañ ko bàyyi mu dem États-Unis et tout ça man mi sax à New Jersey bi ma dëkk waxtaan naa ak sama jabar d'accord na pour dégg nga ñu fat ko mu eggali ses études supérieures foofu comme que ñoom fu ñu angle bu ne ñu ngi fay jéem a jot bàyyi bi corruption mu échoué WhatsApp ngay am ay appel vidéo ay caga yu lobby di envoyé toute nue pour que boo waxanteeg moom moindre échange rek ñu capturer ko nga couper bloquer leen corrompre xaalis rien ñu jox la oto nga ne non je préfère di génn di waxaale taxi te effectivement damay waxaale taxi comme que seet nañ foofu yëpp jàllul ñu ne nañ jaar ci famille am mu ne daal xale bi dama bëgg nga bàyyi mu yóbbu ko New Jersey alors ma daal di photo ak moom Baba Aïdara génni ko sama page Facebook ma ne waaw sama followers ñaanal leen ma jëm ma ji gërëmal leen ma ko lii daal la ma proposé kon xale bi daf koy yóbbu New Jersey góor jigéen diaspora yi dégg ko kontaan ne laay kii bu ñëwee dinañ ko utal far dinañ ko def xaw ma sextape ngeen koy xaw ma yàq ko ñu xam ne bàyyam valeur yi muy woote dara amu ci et cetera ma bàyyi ba ab kii Aïdara génn rek ma décommandé voyage bi xale bi voyagé wul nag ñoom ñu ngi toog nag defe ne xale ba dem na ba egg na ñu koy xaar foofu la ñuy defee seen live bi mais mu ngi fii rue nangam immeuble nangam te xale bi mosul voyagé. D'accord. Voilà noonu laa leen piégé kon nag li ngay laaj est-ce que doo leen jot ay menaces ak lu raw menace la ñuy jot ana lu gën a bon nga toog ci support télévisuel dégg nga ndax Jamra dafa jógoon naqarlu soirée privée yooyu ngay wax ba pare di ko def publicité ci anam boo xam ne jekkul ci image yu jigéen sans que ñuy personnaliser mbir mi ci jëmmam loolu naqari la nga dem rek defal ma live dal di naan Pa Jamra bi day coow rek te man xaw ma ko sax de du jóg suma kër fii lay ñëw ma di ko suppu kànjal
di ko defal njaru soow di ko présenter samay copains góor jigéen alors def affaire bi def coow ci dëkk bi ku nekk naan ma ah kii di moom c'est grave am na dof yu ko gëm loolu ma métti am na nag ma ne déet toog leen rek ma xëy rek dem déposer sama plainte commissariat de la sûreté urbaine pour diffamation alors ñu toog 2 jours waa ji ma ne woon ndaw si génnoon na vidéo di wax ne moo lay defal suppu kànja ak njaru soow mu ne ma génnaat na beneen de ma ne ko waa kii du ma bàyyi man je ne la connais pas mu ne ma non bii c'est l'inverse fan la mu ne ma demal Sénégal ma dem fa gis ko bi yoon nag dafa changé mu sol benn musóor bu ñuul kooku ak abbaaya Ibadu Rahman yooyu waaye ba tey weewu jasit yi moom ça n'a pas changé mu naan waaw man dama juum moom day dëgg yàlla moom taxul woon may wax waaye maa ngi koy jégalu waa Jamra yëpp su bëggee sax parce que dégg naa am na ay jéego yu muy def pour taxaw les 93 veuves des anciens combattants te seen jëkkër yi dee sa guerre Golf ba mu ngi leen di taxaw pour ñu jël seen indemnisation su bëggee sax liggéey boobu man ma ñëw jàpp ci bref daal di jégalu et tout ça alors dès le lendemain j'ai été submergé de coups de fil ne waa Jamra yéen da ngeen di woote diine kii nee na moo tooñ jéggalu na xanaa yàlla sax ku ko jéggaloo mu jéggal la ah vraiment affaire boobu touché ma daal di dem police ne ana commissaire Bara Sanka ñu ne mu ngi nii ma ne ko mu ne ah plainte bi waaw suba lañ koy yóbbu si progrès ma ne ko déet bàyyi mu ne ah lu tax kii ak li mu la yàq ma ne ko mais y a beaucoup d'intervention te nee na ñu comme que jéggalu na def na vidéo vraiment jéggal naa ko alors ma jéggal ko toog 2 semaines ñu ne police jàpp na ko ay mbokkam woo ma ne ah bi du man de man jéggal naa ko mais police ñoo ko jéggalul fa lañ ko yóbbu ci juge 6e cabinet je crois mu daal di ko mettre sous mandat de dépôt pour xam nga attentat à la pudeur kii fii ci booru Almadi xam nga lu ñu fa doon def et elle est restée 6 mois xaw ma 7 mois en prison alors ba mu génnee mu dem ci benn émission defe naa sa naataango DTV la ba mu jógee ci émission ba ma woo ma ah ma ne ko kan la mu ne man la Rangou ma ne ko ah bon mbaa yaa ngi si jàmm ah ñu ngi lay masulu coono de affaire kaso bi du man de man baalool naa la de mais police ñoo la baalul mu ne non man sax loolu sax part boobu tourné naa ko waaye sama yaay dafa am lu ma wax ma ne ko ah sa yaay mu ne ma ñoom si côté jaween yi moom nee na jarbaat la ci yow kon am na loo leen bokk ci lébu gi si sama côté yaay ma ne ko ah bon mu ne waaw mu ne ma daal ñoom nee nañu daal naa fexe jokkoo ak yow baalu laa xam ne non man j'ai pardonné man pour man une page quand elle est tournée waaye nee nañ daal pour ma gën a xamante ak yow parce que nee na ndekete yoo ci sama côté yaay ay mbokk lañ ne ko ah c'est toi qui me l'apprends kon nag ah ñu ngi koy rafetlu ma ne ko kon sa yaay bu ne jarbaat la ci man kon yow lan nga ci man mu ne man day sa sët la kon de xam naa doo jàpp sa sët di ko tëj kaso ma ne ko jamais loolu incident la woon te jeex na alors donc on s'est parlé au téléphone ma rafetlu ko ñaanal ko ne ko ah boo gisee woon ma yëkkati kàddu pour lu baax la rek ci yow ni may yaddee sama jarbaat leen yaddee sama doom ndax yii ngeen di def exhibitionnisme physique ci réseaux sociaux yi bu leen fàtte ne plateforme yi YouTube Instagram et cetera man informaticien la ci la retraité maa nekk le premier chef du service informatique du Centre international du commerce extérieur dans l'histoire de la foire Dakar maa ko jëkk a jiite fa la retraité kon plateforme yi di stocker ces informations là dañu am durée de vie de 30 ans kon nag na ngeen xalaat seeni doom seeni sët ngeen dem ba magal benn saay-saay rek ñëw benn jël benn extrait vidéo ne ko yow looy coow yow sa yaay ni mu daan def dara jaru ko bref waxtaan nañu de manière sympathique te Rangou maa ngi lay yeesalaat la ma la waxoon au téléphone à travers VI People ak Tako TV muy ñaan yama biraloon jëmale ko ci yow comme que sa yaay xamal na ma ne parce que wax dëgg yàlla xamuma ko woon que ci côté lébu bi oh ça fait peut-être 3 mois li ma lay wax nii ma ne ko ci côté lébu gi wax nga ma ne que sa yaay nee na ay mbokk lañ man dama fonk mbokk voilà kon nag na ma daan dalee sa kaw danaa
dalaat sa kaw bu gën a tar waaw ndax dama bëgg nga am ndam dama bëgg nga bokk ci ñi ñuy cité comme exemple ci wàllu modèle voilà delluwaat di la ñaanal yàlla defal la ndam parce que dégg naa yaa ngi dugg ci wàllu jëndante ak jaayante di def commerce yàlla defal la ci ndam nga mën ci teral sa bopp teral ci sa ay waajur incha allah. loo gisee comportement Nabou Dash ci internet bi. waaw kooku moom coowam bi mu jibee xam nga dégg nañu ne police ba mu defee intervention arrêté wu ko rek yóbbu ko en garde à vue. waaw dañuy jëkk a jaar au service voilà au service psychiatrique de l'hôpital Fann. kon ñoom li tax ñu def loolu am na lu tax. voilà moo tax nag paaka asgor day moytu di jiitu paaka ca mbaram. voilà comme que ñoom waxaguñu. defaguñu déclaration ne li tax ñu yóbbu ko Fann lii moo tax. parce que nee nañ dafa am trouble bipolaire mais teewul à chaque fois ñu ngi gis ci live fam ci wax ju ñaaw ju salte joo xamante ni da koy jàllale tamit. ñëpp di ko seetaan aussi tamit mu doon loo xamante ni vraiment ñu bëri rafetlu wuñ ko. tey yow loolu lan moo ci sa xalaat. waaw xam nga bu fekkoon dafa nekk koo xam ne policiers yi nee nañ lii muy def moo ko tey dara jotu. su boobaa ñun dinañ ci jóg ni ñuy jógoon ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye yàlla dafa dogal ñoom takk der yi bañ ko tegee loxo jël nañu précaution nee nañ ko yóbbu ci kër ci way kër docteur. ñu xool son équilibre mental. voilà léegi nag comme que rapport génnagul. déclaration génnagul. yàkkamti weesuwul nga jóg waxee sens bi fekk way kër docteur wax jaar ni wala nga jaar ni way kër docteur wax jaar na leen. su boobaa dafay safaanoo ak li ñu suñu diina jàngal. wa ma shahidna illa bima alimna. Ne témoignez que de ceux dont vous êtes sûr de science certaine. kon ñu ngi déglu ñi ko tegoon loxo ba ñu waxal seen bopp. la ñu gis ci moom su boobaa ñun ñu xam ban analyse lañ ciy def. parce que ñu bëri ñu ngi naan réewande rek moo ko jàpp ngeen baal ma ci kàddu bi. waaw mais dara dalu ko ndax moom sax des fois mu live ne ni ma def ba duppe waa Fann def ko ba duppe ko waa cybercriminalité. noonu laay def sénégalais yi. ah loolu lu ci enquêteurs yi xam enquêteurs yi koy enquête. gëm nañ loolu wala dañuy jàpp ne ci feebar la xam nga ñoom ba tey wax wuñ. moo tax man je préfère patienter. parce que amul benn doomu aadama bu fees bëtu Jamra